jamono toll la ndaxte en temps réel ngay am information yi loolu waral internet bi jaxoon na lool ci situation bi nga xam ne Sénégal dund na ko démb mu nekk lu doy waar gars yi di ko partagé ci réseaux sociaux yi information yi nag yi wér te wóor réseaux sociaux yi li ciy jot a xew dafa bari ba lu nekk waaye di ko ci wax toujours baax na ñu leen di gindi wala ñun ñuy gindante ci yenn images yeeg vidéo yi nga xam ne dañuy changer contexte yi d'ailleurs am na ñenn ñu ci profité doon joxe ay fake news di ko partagé waaye ñun ñi ngi fi ngir gën leen leeral ngeen ubbi seen bët bu baax ci yenn images yi nga xamante ne parfois dañ koy détourner wala dañuy changer contexte bi te loolu nekk na lu am solo dinañ ci ñëw di jaajëfal bu baax suñu www.igfm.sn site d'information bu groupe Futurs Médias démb liggéey bu am solo bi nga xam ni ko doon liggéey en temps réel ngeen doon am information yi nga xamante ni ñi ngi doon jàll fépp ci Ndakaaru wala Sénégal en général ci situation bi nga xamante ni ñi ngi ko doon dund démb information yi IGFM def ci liggéey bu am solo di partager photo vidéo mi ngi mel ni dara mënu leen woon rëcc ci ay xibaar muy pareil pour rajo bi ci télé bi aussi pareil bref groupe Futurs Médias mi ngi ci doon liggéey bu am solo te loolu baax na ñu koy gën di fësal réseaux sociaux yi aussi gis nañ seen message yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram situation bi nag nekkoon na situation bi nga xam ne ñun ñëpp gisoon nañ ko ci fajar ga la démb 7h ba guddi woon na comme ni ngeen koy gisee ni lii image yi nag bakku na ci image yi ñu njëkk a jot démb ca réseaux sociaux yi ca palais de la justice bi ñu doon xaari Ousmane Sonko finalement yegg si wu fa waaye lépp li nga xamante ne amoon ngeen ko am ay xibaar d'ailleurs Ousmane Sonko boobu mook avocat bi di maître Khouraychi ba moom mi nga xamante ni aussi doon partager en temps réel pareil ci réseaux sociaux yi ay vidéo wala ay photo yoo xam ne dañ ko doon partager ci situation bi démb départam ca këram ba ni mu yeggee situation bi ak ni mu dem fi ñu ko bloqué fañ ko jëlee yóbbu ko ca section des recherches image yooyu yëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi te baax na internet yi aussi doon ko partagé ak yeneen meneen zone yi nga xamante ni amoon na ay affrontement ci côté université situation yi nga xamante ni gis nañ ko internet yi ku ci nekk di partagé image yooyu d'ailleurs dañ leen jox image yi nga xam ne bokk na ci image yi ñu gën a partagé boo xoolee ci internet boo defee mot-clé Sénégal Ousmane Sonko moo nekk hashtag bi ñu gën a utiliser moom ak Macky Sall muy ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter seetlu nañ ni bokk na ci tendance bi démb Sénégal Ousmane Sonko ak Macky Sall moo nekk tendance bi nga xam moo gënoon fës ci Sénégal te loolu yomb na nga vérifier ko surtout ci Twitter da nga gis tendance bi da doon gën di fës ndaxte situation bi nu mel moo ko waree woon ànd ak réseaux sociaux ñëpp doon ci partagé d'ailleurs am na ñi nga xamante ni sax duñu ay sénégalais ci yeneen di dëkk la ay politiciens français jox yéey ci yàbbi dinañ ci ñëw ak seen tweet yi nga xam ne joxe nañ ko ci lépp nag dala du leen rëcc ci li nga xamante ne xewoon na démb mais surtout yeneen réaction yi nga xamante ne am na ci ñu tegal leen vidéo bi arrestation Ousmane Sonko démb ak surtout message yi nga xamante ne accompagné na vidéo yi nga xam ne internet yi nga ko doon partagé. voilà mu nekk image bi nga xamante ni démb ñëpp a ko partagé muy statut WhatsApp yi Facebook Twitter moom opposant boobu Ousmane Sonko bi ñu koy daal di arrêté notifié ko ni dañ ko teg ay daan yoo xamante ni au lieu mu doon yegg palais de la justice léegi dañ ko doon yóbbu fële ca section des recherches mu nekk loo xamante ni ñëpp gis nañ ko suivre nañu actualité bi fii en direct sur télévision Futurs Médias waaye ñun émission li xew ci biir internet bi il faut que ñu ñëwaat ci wanaat leen image yi nga xam ne ñoo gën a fës baaxoo nañ di ko def saa su ne ci li nga xamante ni ñooy gën a fës comme ay actualité muy lu fën aussi dinañ ci ñëw am nañ ci côté bu am solo boobu ndaxte démb tamit gannaaw li fi jot a xew yëpp ak ñi nga xam ne saccage am na fi tooñante yi am na tamit ci réseaux sociaux yi dinañ ci ñëw bokk na ci biir émission bi waaye vidéo bi tamit bokk na ci vidéo yi ñu gën a partagé mooy bi préfet bi nga xamante ne mooy préfet de Dakar démb ci jokkalante yi nga xamante ne amale na ko ak ay éléments mu nekk loo xamante ni ñëpp partagé na ko ñenn ñi ci ay internautes yi daal di koy ñaawlu am na yeneen vidéo mais yi ñu leen tànnal la internautes yi ci boppam ñoo ko tànn hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram ñu tegalaat leen vidéo bi. léegi dóor lekk ma jël ñëpp tas. même la presse quitte à ce qu'il rentre chez lui après les gens vont prendre un mandat d'avenir parce qu'il joue en réalité. Oh, c'est une triste nouvelle. léegi dóor lekk ma jël ñëpp tas. même la presse quitte à ce qu'il rentre chez lui après les gens vont prendre un mandat. bi nga xam ne donc je suis le président bépp.
partagé nañ ko fu ne ñun ñu ñëwaat ci di jaar ci situation bi nga xamante ni dund nañ ko démb fii ci Sénégal surtout Ndakaaru nga xamante ni ñu ci bari ndaw ñu bari caxatee nañu yenn koñ yeeg yenn zones yi surtout grande surface yi ñu ci mel ni Auchan yi partagé nañ vidéo yi ñenn ñi ngi nekk déplorer situation bu ñu weer ndaxte yëf yi dañoo gis ne ay sénégalais ñoo ciy liggéey te ñun am na ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñoo ciy daan seen doole donc mën nga wone li la naqari mais pas nga yàq loolu nekk na lu am solo loo xamante ni du kamay kàddu internet yu bari ñoo ci fësal loolu ku ci nekk di fësal ni d'accordul ci situation bi nga xam ne dund nañ ko démb surtout ci yàq ci yenn lieux yeeg yenn yi nga xamante ni ñu ci bari ci ñun suñuy mbokk suñuy am di jar ñoo ciy daan seen doole waaye image bi tamit bokk na ci image yi ñu gën a fësal d'ailleurs créé na benn polémique ñenn ñi ne ay nervi lañu ñu photo leen wane seen plaque oto bi ne ñoom dañoo àndoon ak policiers yi doon dóor ñi nga xam ne ay citoyens lañu d'ailleurs oto bi ñu duggoon oto bi dañ ci def li nga xamante ni mooy logo waa ministère de l'éducation nationale d'ailleurs ñoom ci boppam génn def ab communiqué fësal ni ñoom ay agent service d'hygiène ñoon ci nekkoon te dañ doon def seen ay liggéey loolu nag yenn ci internautes yi dàq nañ ko donte seen communiqué bi fësal nañ ko waaye image bi li juróon polémique bi ci réseaux sociaux yi mooy li leen feeñal maanaam mun nañ oto bi ñu duggoon nag ak nit ñi nga xamante ne lañ duppee ay nervi doon ci yéeg doon xam ma dugg ci biir affaire yi doon gën a jaxase situation bi loolu nag nekk na lu doy waar loo xamante ni internautes yi aussi partagé nañ ko ñu ci bari doon ñu wax ne xanaa dinañ ko fésal bien sûr ci émission bi la bokk hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram gis ngeen ko ku ci nekk ci yéey ci yàb bi waa ministère de l'éducation nationale ñoom ci boppam def ab communiqué fésal ne ñoom laalewuñu ci benn yoon ñoom ñii dañ doon doxi seen ay yitte maanaam dañ doon liggéey te loolu nekk na loo xamante ni ku ci nekk ngi ci yéey yàb bi ci réseaux sociaux yi actuellement leneen li mooy d'ailleurs ci mbirum nervi yooyu la ñuy des ndaxte kii di Gris Bordeaux nekk président des lutteurs en activité moom def na ab vidéo fésal ne ñoom seen association bi laalewuñu benn yoon ci yi nga xamante ni ñoo fi jot a xew wala ñu jàppee ay ñu duppee ay nervi ñi nga xamante dañuy dugg di def naka sudul noonu ànd ceeg ñenn ñi loolu nag nekk na situation bu nga xamante ni moom génn na ci def ci ab vidéo partagé ko ci statut WhatsApp am ci réseaux sociaux yi ngir ñi nga xamante ni fas yéene nañ leen wala ñi ngi bokk jiiñ nañ leen ci yëf yi ñu xam seen bopp xam ni duñ ay mbër tamit loolu moo tax Gris Bordeaux def vidéo bii daal di koy partagé ci statut WhatsApp yeeg bref ci réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko. bi nga xam ne donc je suis le président bépp mbër boo xam ne ñu cité nañ la ci jafe-jafe yi loolu la ci fekk rek na nga ko wéetoo xamal ni benn responsable la jël te bokkuloo ci kuñ ci xàmmee ban la jàkk ni xam ne yow mbër sàngam la bokk nga ci yii nga xam ne te yii ñuy dégg ni ay nervi la ñuy recruter ci dugg na fi génn fii ba ñu xàmmee loolu ba ràññee la jiituwaat ni benn bokkutoo ci association bi ñaar problème boo am yaa koy féetewoo encore une fois bi nga xam ne donc je suis le président. voilà mu nekk message bu am solo internet yaa ngi réagir actuellement en temps réel sur Facebook Twitter wala Instagram actuellement seen ay réaction yëpp ñu ngi koy jël di ko taataan yi ci gën a am solo dinañ ko partager d'ailleurs am na ci situation bi mel yëpp am na ku posé ab question bu am solo ñëwoon nañ ci mais dañuy répété waat ne nan la ñuy télécharger vidéo yi ci Facebook ak ci bref ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter wala yeneen plateforme yi naka lañ ko mën a télécharger ba am ko mën ko di partager na nekk rek li ñu koy wax mooy vidéo bu wér ndaxte lii am na solo am nañu benn plateforme bu am solo boo xamante ni je pense que ci Apple rek lay dox mais am na yeneen yu nga xamante ni aussi internet yi ci boppam mën nañ la ko proposer ci kanam dinañ ci ñëw ak astuce bi waaye appelé woon leen image yi nga xam ne internet yu bari tàggee nañ ñu ci def ci hashtag bi sunu net mooy lii ñoom lañ duppee seen image du jour ndax wax ni à peu près résumé situation bi nga xam ne dund nañ ko démb ci ñenn ñi nga xamante ni yenn zone yi fii ci Dakar mu nekk loo xamante ni ñoom loolu lañ duppee lañ jàppee ni lii mooy image du jour hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram moo tax internet yi ku ci nekk ngi réagir ñenn ñi aussi di ñaawlu li nga xam ne moo ci jot a xew surtout ci yenn yàq yi nga xam ne am na ku nekk ngi ci yàbbi ku nekk xam ne fii suñu Sénégal la moo tax d'ailleurs ñu bari ñuy envoyé ay drapeaux ci réseaux sociaux yi Sénégal suñu Sénégal la bu ñu nangu kenn du ñu ko yàqal donc mën nga wax li la naqar yi mais pas nga gën a yàq yi nga xamante ni si ay Sénégalais ñoo ciy liggéey suñuy
suñuy am di jàmm lañu suñuy mbokk lañu suñuy papa lañu suñuy yaay wala suñuy nijaay loolu nag sama xalaat bu gàtt la internet yu bari aussi di ci réagir actuellement en temps réel sur Facebook actuellement yéen ñu ciy suivre ci suñu page officielle bu télévision Futurs Médias hashtag bi sunu net la sur Twitter lii aussi xam naa ni moom la ñu jàppee citation parce que ñu bari tagge nañu ci aussi ñu ne 3 mars 2013 ou 2015 convocation Karim Wade 3 mars 2017 convocation Khalifa Sall 3 mars 2021 convocation Ousmane Sonko peut-être coïncidence la mën na ne wala li tax xam naa ni yeneen borom xam-xam yi dinañ ci ñëw wala joxe ci leeral waaye ñu bari lii nga xamante ni coïncidence dañ ko duppee wala ñenn ñi ñoo ko di duppee coïncidence wala ñenn ñi ne du hasard en tout cas ñi ngi ko doon partagé démb ak tey ci réseaux sociaux yi ci suñu statut WhatsApp yi ci Facebook ci Twitter ku nekk di ci commentaire te loolu baaxoo nañ di ko partagé ñun aussi ci li xew ci biir internet bi loolu nekk na lu am solo d'ailleurs ay réaction am na ci tweet officiel ci yenn organisation yu ci mel ni ay Amnesty International ñeneen ñi nga xamante ni aussi ñu ci bari ci mbirum bitum réew dañ doon bàyyi xel bu baax Sénégal ak situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund. am na tweet bu am solo boo xamante ni démb waa Amnesty International def nañ ko mi ngi nii doon ñaawlu situation bi nga xam ne Sénégal mi ngi ko doon dund ñoom nag kuréel gi joxe woon nañ seen xalaat waaye gis nga ko seen tweet boobu mu nekk ci seen compte officiel Amnesty Sénégal ci ak seen ñu certifié seen compte bi donc ñu njort ne mooy seen compte bu baax bi ñu partagé ñoom tamit situation bi nga xam ne dund nañ ko leneen li kii di politicien maanaam député ci français bi di Jean-Luc Mélenchon moom mi nga xamante ni aussi joxe na situation ak compte Twitter am donc di wax ni Sénégal démb ñu bari ci bitim réew ñu ngi doon bàyyi xel Sénégal ci situation bi nga xam ne ñu ngi ko doon dund moom moo joxee tweet bi daal di koy posté ci situation bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund mais surtout aussi di bàyyi wala xel ci suñu démocratie ndaxte ñëpp dañu baaxoo ak ñun ne bokk nañ ci pays africains yi nga xamante ni vraiment suñu démocratie dafa gën a law waaye di ci bàyyi xel ci situation yi ni mel diggante opposant ak parti au pouvoir ba yenn ci ñi nga xamante ni ñooy politicien ci ca France ak ca bitim réew fu nekk ci xam nga réseaux sociaux yi léegi amul frontière donc ñëpp ci mën a yëy yàbbi ci situation dëkk bu ne tendance bi wax naa ko sànq Sénégal bari woon na lool ci réseaux sociaux yi Macky Sall la woon moo ci jiitu waaye tamit Ousmane Sonko desul ginnaaw ndaxte tendance mooy da ngay xool mots yi nga xam ne la ñuy gën di utiliser ci benn situation wala ci réew mu ci nekk démb nag Sénégal li ñu doon wax tudd maanaam li ñuy ëpp li ñu doon tudd turu kii di Macky Sall kii di Ousmane Sonko ci surtout ak sa hashtag bi Sénégal ci boppam di wax ni internet bi àddina wërngal képp dem ñu ngi doon bàyyi xel bu baax ci situation bi nga xamante ni Sénégal mi ngi koy dund mais surtout Ousmane Sonko mi ngi ko doon jokkalante démb situation bi nga xamante ni nekkoon na lu kenn du ko nettali ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi bref ci hashtag bu ci nekk Sénégal bokk na ci hashtag yi nga xam ne ñoo gën a fës apu léegi nag ci comme tweetu Jean-Luc Mélenchon bi gis nañ ñëpp di ko partagé effectivement tweet bu am la c'est certifié gis nga ko ci compte bu ñu certifié la ko doon expliqué d'ailleurs looloo tax ñu def ab taxaw seetlu ci vérification information yi ndax compte surtout ci Twitter ndax compte yi ñuy certifié d'ailleurs dafa am benn tweet bu ñuy partagé diggante démb ak tey voilà lii moo nekk compte Twitter bu Emmanuel Macron bu président France gis ngeen li ñu cerclé noonu mooy lu bleu loolu mooy wane ni compte bi mooy compte bu baax bi mooy bi ñu certifié maanaam mooy compte bu wér donc lépp lu mu fa wax dañuy jàpp ni moom dëgg la sauf wax naa ko chaque jour internet amul sécurité à 100%. donc sauf mu nekk pirater compte bi mais lépp lu mu fa wax dañuy jàpp ni dëgg la parce que baaxoon na di ko utiliser am na beneen tweet boo xam ne partagé nañ ko gis naa ko ci statut WhatsApp bu ci nekk ñii wax ne Macron moo ko wax alors que amul compte bi fake la maanaam li ñu fa joxe comme information wérul nit moo détourné information bi waxee ko nu mu ko neexee daal di koy partagé ñi xamul duñ ci xam dañuy gis tur bi rek jàpp nañ loolu alors que président Macron lii la mujjee tweeté ci mbirum ay Birmanie la doon wax maanaam beneen dëkk boo xam ne concerné wul Sénégal situation ba fa xew léegi nag nit ñi détourné tweetam bi daal di koy partagé ba ñi nga xamante ni sama ñoom yaay laaj ñoom xamuñu bu ñu gisee nit yi rek ne Macron lii la wax donc mën na jaxase réew fii àddina toll ak situation yi ni mu mel donc baax na ñu leen di expliquer bu baax duñ ci jóg di ko wax lan mooy fake news ak nit ñi donc ñu jàpp ne personnalité yi wala ñi nga xam dañu siiw wala ñi nga xam ay politiciens lañu d'habitude seen compte Twitter dañ koy certifié kon bu Ousmane Sonko bi donte certifié guñu ko mais dañuy jàpp ni tweet yi mu fay def yu ci bari lu wér la ndaxte en temps réel la mais surtout ñiy vérifier bu baax dañ koy bàyyi xel
boo gisee démb situation bi ni mu melee boo xoolee ñu ngi la defal heure ba ci suuf te exactement situation bu ni mel la Ousmane Sonko nekkoon ci heure boobu donc loolu la ñuy vérifier pour nit ñi wala ñi nga xamante ñooy jëfandikoo réseau social boobu ñu échanger parce que bari na ci ay internautes yu ci bari di ñu interpeller ci nan la ñu mën a ràññee compte yi nga xam ne wér na wala wérul xam naa ni peut-être ñiy gérer communication wala yooyu ñuy fexe ni ñu certifier compte Ousmane Sonko bi mais bi ñu ñëwaatee ci compte président Macky Sall wala compte président Macron ngir ci li tax ñu wax lii nag mooy prétexte bi mooy tweetu Macron bi nga xamante ni ñëpp a ngi koy partagé wax ni moo ko wax alors que waxul sax lu jëm ci wax situation bi nga xam ne moo fi xew Sénégal te loolu baax na ñu koy fésal loolu tamit suñu rôle la dafa bokk ci li xew ci biir internet bi ngir ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo gën a mën a partager li nga xamante ni aussi mooy situation bi ñuy dund donc baax na ngeen gën a xam donc compte yi ñu certifié mooy dañuy jàpp ni à 80 wala 90% mooy compte bi fees mu bi baax. compte yi nga xam ne amul dara nit ki mën na nekk ci ginnaaw créer benn compte am profilum daal di wax li nga xam ne kenn waxloowu ko wala jaxase. après ensuite ñëpp di ko partagé boo leen xoolee bu baax gannaaw compte yi ñuy certifié tweet Macron bu baax bi Abdoulaye indiwal explication yi mën na gudd sax mais mu baax pour ñëpp comprendre ci suuf heure bi dafay def heure bi mu def tweet bi ndaxte Twitter da lay préciser heure bi nga joxe message bi heure bi précise dafa baax yooyu yëpp baax na ci ngeen koy gën di mën a vérifier boo xoolee je pense ñu ngi ko def 22h36 boo demaatee ci compte fake bi boobu mi ngi fa def 22h35 di wax ni toujours loolu dina permettre ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo réseau social bi ñuy gën di am temps di vérifier information nag fi mu toll dafay bari ba pare gaaw ba ñëpp dañuy jël rek di partager duñu sax xam moo tax toujours baax na ñuy vérifier yenn xibaar yi te loolu nekk na lu am solo loo xamante ni baax na ñu koy partager ci réseaux sociaux yi bokk na it tamit ci li xew ci biir internet bi bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci wax naa ko sànq internet aussi dafa bokk ak tooñ yi dem situation bi ni mu métti nit ñi crispé woon nañu xaw a tiit àndoon nag tamit ay reetaan ay images yi nga xam ne wala ay vidéo wala ay photo yoo xam ne dañ koy def ci collé ngir nit ñi reetaan xaw a déstressé wu bokkoon na ci ay images yi gis nga tooñante yi ku nekk di ko partagé dafa bokk ak li xew ci biir internet bi bokkoon na yi tamit ay image wala photo wala ay citation yu nga xamante ni ñëpp doon ko partagé ci réseaux sociaux yi ñii dañuy tooñ nag ñii dañuy tooñ di wax ni ay tooñ la ngir nit ñi mën a reetaan xaw a fàtte tuuti stress bi dafa bokk ak li xew ci biir internet bu ñu jógee ci loolu mais doomu indi image kii ne Birima looy préfet la boobu tamit bokk na ci image bu ñu gën a partagé ci réseaux sociaux yi diggante démb ak tey xam naa dinañ ci ñëwaat loolu maa ngi koy doog a envoyé réalisateur bi nii dinañ ci ñëwaat deneen bi balaa ñoo jeexal ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy application bi internet bi demandé woon depuis boobu lan mooy application boo xamante ni dina permettre nga télécharger vidéo sur Twitter sur Facebook sur Instagram muy Day Manager je pense que dafa compatible seulement sur Apple mais nekk na lu efficace loo xam ne boo ko télécharger di nga mën a télécharger vidéo yi jàll ci sa Facebook loo xamante ne live bu passé wala loo xam dina la soxal sur Twitter aussi pareil di nga ko mën a def aussi sur Instagram je pense voilà Apulaay mën nga ko woon téléspectateurs yi ak internautes yi ñu xam ko am na yeneen yoo xam ni je pense que compatible na ak Apple Android mais bii je pense que pour Apple rek la gën a compatible te baax na internautes yi xam ndaxte fi jamono toll parfois da ngay bëgg télécharger vidéo bu wér wax naa ko balaa ñoo partager dara nay wér balaa ñoo bind dara na nekk lu wóor na xam ni léegi fii si suñu jamono toll dara doo ko bind ci internet ba pare réer donc même si bu fekkee wax ndax su dul noonu sax mën nañ la tracer ba fekk la fi nga nekk donc nañuy xam bu baax li ñuy partager li ñuy wax ci réseaux sociaux yi li ñuy bind ndaxte léegi bu njëkk ba nag naa wax balaa ngaa wax na nga réfléchir mais léegi balaa ngaa bind na nga xool bu baax li ngay bind ndaxte yëf yi mën na tourner contre yow donc ñu ciy def ndànk plateforme boobu la application boobu nag baax na trop pour télécharger vidéo ci Twitter ci yenn réseaux sociaux yi ci ni mu gën a gaawee surtout ci ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci mbirum internet ak fi jamono toll en temps réel ngay am information yi loolu baax na. bëggoon naa woon les images du jour garab gi ñu doon lakk def na tour du monde yeneen dëkk yi sax lii coow li bari woon lépp Sénégal mooy garab gi ñu doon lakk te pourtant Abdoulaye Cissé journaliste fii ci télévision Futurs Médias ñëwoon na fi démb waaye dinañ ko partagé waat ndaxte loolu ñu ci bari ñaawlu nañ ko te loolu nekk na loo xamante ni lu ñuy naqarlu la leneen li mooy le meilleur pour la fin di ci jaajëfal Djili CSB nekk rond point cité kër góor gi moom bi nga xam ne mooy sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la Djili di ko jaajëfal ci question yi nga xam d'habitude dañ koy
poser internautes yi laaj leen kan moo nekk ci ginnaaw photo bi laaj leen surtout ci weer bi ñu nekk weeru jigéen ñi la dañoo seetlu wala ñu tànn ay jigéen ñi nga xam ne marqué nañ histoire du Sénégal wala bokk nañ ci réew mi bu ñu leen di tudd kenn ñëpp dinañ leen xàmmee ràññee leen muy ñu bàyyi woon fi benn question mooy kii kan la wala lii lan la wan ñu kii kan la bi réponse bi mooy Adja Kiné Lam Adjaratou Kiné Lam Mam Bamba moom mi nga xamante ni kenn dootu ko présenté sénégalais yi ñëpp nawloo ko gis nañ réaction yi internaute hashtag bi Facebook Twitter wala Instagram ñëpp doon ci joxe seen ay réponse dinañ leen xam naa ni temps bi tey di ko mat mais dañ ciy teg am boucle ci télévision Futurs Médias waaye surtout ci weer bi ñu nekk weeru jigéen ñi la di ngeen am chance di dégluwaat bu baax en tout cas di ko ñaanal gudd fan ak wér moom Adjaratou Kiné Lam leneen li mooy tegal leen kii kàlla bu bees balaa ñoo jeexal ngeen xool bu baax image bi daal di continuer réagir ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter wala Instagram mi ngeen hashtag bi sunu net la boo leen ko defee Twitter Facebook dañ jot message bi daal di koy partager peut-être ñu choisir ci kenn yóbbu ko ci Djily CSB nekk rond-point cité Kër Gorgui Djily di ko jaajëfal moom kii kan la wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw photo bi wax naa ko mois de mars la ñu nekk tey moo nekk 4 mars mois de mars mois jigéen ñi weeru jigéen ñi la dañuy gën a jox cër warmaal jigéen ñi suñu yaay suñuy sœur suñuy ñoo xamante ni ñu gën a fonk lañ ci àddina jigéen mooy àddina donc mi ngi noonu wax leen ñu kii kan la hashtag bi suñu net la def leen collage yi photo partagé ci réseaux sociaux yi ñun tamit di partagé di jaajëf bu baax Djily CSB nekk rond-point cité Kër Gorgui d'ailleurs la fois passée envoyé woon nañu photo kii demoon jëli la woon moom fële ca rond-point cité Kër Gorgui moom Djily CSB je pense mën nañ ko partagé ngir wan téléspectateurs yi internautes yi que ni parfois d'habitude ku ñuy choisir day dem ci Djily jëli la woon ñu daal di koy partagé nii mu baax di wane ni ñi ñuy choisir tamit souvent dañuy dem jëli seen ay lot moom Djily di ko jaajëfal numéro téléphone bi ngeen di gis ci écran bi mooy numéro téléphone am Djily CSB nekk rond-point cité Kër voilà mi ngi noonu gagnant bi kii lañ choisiroon duñu wax sax gagnant kii lañ choisiroon rek ñun wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xam ne la avant pendant et après donc même bu jeexee dem leen ci YouTube bi commenter kii kan la hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram di jaajëfal bu baax suñu bokk internautes yi jaajëfal ñoom Djily mais surtout réalisateur Apoulaye di la souhaiter un joyeux anniversaire encore une fois di jaajëfal équipe digitale bi tax ngeen ñu mën ñu suivre en temps réel di jaajëfal équipe bi nga xam ne ñoo doon jàpp ci liggéey ba lépp yem jox leen dig daje ba leen di ci beneen numéro li xew ci biir internet. télévision Futurs Médias mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax dellu amaan mbégte àndaat ak yéen seen émission Tok Tek jeudi bu nekk ci heure bi ñu ànd ak yéen ngir di waxtaane loo xamante ne ji dafa jar toog waxtaane ko. internet mënoo xam kii ki waaw kay man ba ma neexee ma am portrait tudd ci Khoudia Mbaye kenn mënu ci dara. moo tax nag mu laaj li ñuy wax le libre arbitre. ak le temps le recul bañ a yàkkamti. état du Sénégal muy opposition muy artiste muy comédien ku ci nekk. sa puissance réseaux sociaux tey yaa ngi fexe di ko defar tey. est-ce que ñoom waruñu woon am ay possibilités yoo xam ne fa ñuy toog la ñuy toog dindi leen neexul. yombut. non amul loolu xañ na mais loolu nag la ñu war a lijjanti Diagne. waaw léegi loolu yombut waaw beneen bi mooy damay dégg Ndiaye ñu ni dama pirater sama compte. Amis téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce 214e numéro d'Automag. Aujourd'hui, nous vous emmenons carrément aux USA.